Assalamualaikum mbokki Jalaaw seen xarit Mour Faye nekk relais communautaire CLPA bu yéen Jalaaw moo am mbégte jàkkaarloo ak yéen fii ci plateau Jalaaw TV di leen dégtal seen émission bi ñuy wax Pencco Géej. Pencco Géej émission boo xam ne kuréel bi ëmb ñëpp ñuy yëngatu ci nappum aada ak cosaan fii ci yéen Jalaaw li ko dalee Toddo ba Tubaab Jalaaw kuréel boobu moom moo leen bi émission bi nag si napp gi comme ni ma ko waxee nappum aada ak cosaan moom lay yëngatu lépp li nga xam ne ni nappkat yi muy pêcheurs yi tawat nañ ko ci napp gi wala ay saafara yoo xam ne nii jëtten nañ ko mareyeurs yu aussi émission bi bàyyiwu leen mais aussi am na femme transformatrice mooy jigéen ñi nga xam ne ni ñoo nekk si site de transformation yi di wëlbati am na tamit ñi nga xam ne beneen catégorie ñu tuddee leen des prestataires de service maanaam ñi nga xam ne ni ñoom ñoo am ay métier boo xam ne dafa xaw a lié ak pêche bi ku mel ni mécanicien hors bord yi ñi nga xam ne dañuy distribuer tamit essence mooy pompiste yi ak même les déchargeurs ñi nga xam ne dañuy nekk ci buntu quai de pêche bi bu gaal ñëwee ñu yebbi ko kon daal mën nañu wax ne képp koo xam ne nii nekk yaa ngi ci booru tefes di yëngatu yaa ngi émission bi yow la soxal tey ñu am mbégte démarré fii ci plateau Jalaaw TV seen émission bi ñuy wax Pencco Géej. Pencco nag la émission bi tudd émission bi ñoo ngi koy amalee 15 jours yu jot 15 jours yu nekk maanaam weer bi ñaari yoon lañ koy amal fii waaye daal nañu séentu ne am nañ chance lépp li nga xam ni tawatoon nañ ko ci nappum aada ak cosaan la muy pêche artisanale daañu mën waxtaane ko fii ci émission bi tey ñu am mbégte jàkkaarloo pour la première fois ak ki nga xam ne ni moom la ñuy wax ni mooy le président de la commission information éducation et sensibilisation muy monsieur Saliou Sall lépp loo xam ne ni ay xibaar la wala information wala loo xam ne dañ ko war a tas vulgariser ko wasaare ko ci askanu Mol Saliou Sall moo yore commission boobu monsieur Sall kon ñu bàyyi la nga saafonte ak askan wi bala ñuy dugg ci biir émission bi. salaamaaleykum Mour salaamaaleykum Jalaaw TV salaamaaleykum waa Jalaaw man maa ngi tudd Saliou Sall dëkk Yandita mais damay wax toujours dëkk Jalaaw parce que ci dëkk tey defe naa Jalaaw gépp laa dëkk parce que bu ñuy teewal toujours Jalaaw la ñuy teewal donc yow ci benn dëkk rek moo am solo mais taxawaayu Jalaaw gépp lay doon di wax ne man maa yore commission information sensibilisation ci kuréel gi nga xamante ne moom mooy CLPA bu yan di wax ni rek avant ñuy dugg ci émission bi dama bëgg Mour mu am yoo xamante ne mu leeralal moo ko muy Pencco Géej ñu naan Pencco Géej parce que bu ñu ñëwee toog ci émission bu mel ni ñu ne Pencco Géej foog ñu leeralal askan wi lan mooy Pencco Géej mu nekk xalaatu waa Jalaaw TV ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa CLPA ñu lëkkaloo génn émission bu tudd Pencco Géej tur bi rafet lool léegi Mour lu indi loolee. waaw sëñ Saliou li nga laaj am na solo Pencco émission bi mu ngi tudd Pencco et Géej mais Saliou dama lay jox benn exemple man ak yow ñu ngi nii wéet ci biir studio bi ci biir plateau bi man ak yow donc ñu ngi waxtaan am loo xam ne nii mën nañu kaa diisoo entre ñun ñaar di ko diisoo loolu diisoo lañ koy tudd parce que dañuy waxtaan en toute confidentialité maanaam ñu tëj ci benn néeg mag ñi sax am na ñu ko doon waxe dañuy nekk ci biir néeg di waxtaan ku nekk am lu mu dénk moroomam foofu diisoo lay tudd am na ay jamono ku doon wax ci benn rajo xam naa si sunu kilifa yi la sax mag la war na nekk mag léegi dafa doon faral di wax naa diisoo ak béykat yi diisoo ak nappkat yi diisoo ak sàmmkat yi diisoo ngeen jariñoo suuf si mais ba ma toogee ci benn béréb ñu nuy tàggat en tant que communicateur en pêche des radios communautaires et généralistes ba ma tuddee turu diisoo boobu la kenn ci formateur yi ne ma ba nga eggee télévision ak rajo nag la nekkatul diisoo parce que diisoo mooy ñun ñaar entre ñun ñaar li ñuy wax en toute confidentialité
mais bu ñu ko seggee ba génn ko ci ëtt bi nag ñu génn nañ ci néeg bi ñu ci biir ëtt bi nekkatul diisoo waaye waxtaan lay nekk. alors waxtaan boobu nag xam nga cercle ba mu ngay gën a yaatu léegi waxtaan boobu bu ñu xoolee ba nga xam ne nii njariñ li romb na sax kër gi waa dëkk bi yëpp war nañ ko mën a jariñoo ñu génn ko yóbbu ko sa penc ma pour wasaare ko dans un cadre beaucoup plus large looloo tax ñu ne pencoo géej mooy lépp li nga xam ne ni information la lépp loo xam ne ni ay xibaar la lu baax ci nappi wala lu bon loo xam ne ni sax dañ ko war a wax askan wi pour ñu moytu ko moom la ñuy jël ñu wasaare ko si askan wi moo tax ñu ne émission bi pencoo géej. jërëjëf Mour leer na trop. di wax ni actuellement waa Jalaaw ñëpp ñu ngi toog di ñu seetaan te am na loo xam ne lu bëree bëri war nañ ko leeral tey muy li xamante ne moom mooy CLPA parce que CLPA boo xoolee ñu ne CLPA rek mais CLPA dafa am lu mu undu léegi Mour leeralal waa Jalaaw lan mooy CLPA. waaw jërëjëf Saliou sa chargé de communication xam naa ne moom moo waroon a toog sax place bi ma ko parce que lui moom mooy réaliser émission yi Saliou Sall sànq bi may def présentation bi am na lu bari loo xam nañ ko bàyyi mais ci biir émission bi dinañ mën a découvrir kan mooy Saliou Sall déjà nit ñi commencé nañu xam kan mooy Saliou Sall à travers questions yi nga xam ne ni mu ngi koy posé kii nga xam ne mooy relais bi tuñ tuddee ko animateur communautaire mais li nga wax sànq am na solo CLPA baatu nasaraan la CLPA mooy conseil local de pêche artisanale maanaam ci wolof mooy kuréel bi nga xam ne moo ëmb ñëpp ñuy yëngatu ci wàllum nappum aada ak cosaan sànq sax maa ngi koy borosé sànq ci bi may def introduction maanaam mool yi pêcheur bii dem géej suba ak ngoon guddi ak bëccëg di ko def mu am benn caractère de régularité nag kooku ci CLPA la bokk. ki nga xam ne moo nekk ci tefes gi ci site de débarquement yi sama classe gi ay mareyeurs yi ak micro mareyeurs yi ak lagga-laggal yi ñun ci CLPA la ñu bokk mais tamit boo jàllee ba ca kaw ca site de transformation la maanaam fa nga xam ne ni fa la tóoj ya nekk jigéen ña fa nekk muy femme transformatrice yi ci CLPA la ñu nekk. alors léegi am nay beneen catégorie boo xam ne tamit ñu ngi ci biir CLPA ñu tuddee leen prestataire de service léegi ci biir CLPA sax catégorie boobu catégorie de type de métier boo gis rek am na lu ñu ko tuddee mais chaque type de métier CLPA dafa ñëw ak conceptam dañuy wax collège par exemple nga ne collège des pêcheurs mooy wàll bi nga xam ne moo ëmb mool yi dem géej collège des mareyeurs mooy wàll bi nga xam ne kii le concept de collège CLPA dafa ñëw ànd ak moom bi ñu amee avènement CLPA xam naa bu waxtaan bi gënoon a fort dinañ leen wax concept bi li tax CLPA fu mu jógee ak notion juridique yi sax parce que du kuréel bu ndaw c'est une instance de gouvernance locale ni ñu koy wax ci nasaraan boo xam ne nii ab loi moo ko fi teg bokkul ak yeneen conseils yi nga xam ne ni peut-être dañ leen nommé yow mën na bam Saliou nga nekk baal ma nga nekk conseiller municipal waaye kii boobu askan wi moo la nommé mais bii nag conseillers yi ci nekk ab loi moo leen fi teg la loi 98-32 du 14 avril 1998 fekk ay jamono bu ñu demee nekk ci dans les années 80 napp gi dafa doxoon trop mais à partir des années 80 ba léegi ba fi ñu toll nii ñu sentir ne napp gi mu ngi continuer mu ngi nekk nag di nërmeelu di wàcc état du Sénégal daal di interroger le passé gis ne napp gi doxoon na bu baax mais mu ngi gën di wàcc am yenn partenaires yu ñëw jàkkaarloog ak état bi nekk bëgg nañ la jàppale dans ta volonté de réformer le secteur de la pêche ni ngay sàmmi secteur de la pêche waaye nag benn mbir na nga ko nangu yow état du Sénégal na nga nangu ne approche ba nga yore woon approche bi nga yore woon il faut nga xoolaat ko bu baax wala nga dellu gannaaw bailleur bi mooy wax ak moom ONG bi ku si mel ni USAID comme fiche mooy wax ak moom mooy wax ak état du Sénégal ñu nekk ban approche la mu ne approche bi ñu gisoon mooy le top down askanu mool ñun dañu yàgg jékki rek dégg na am na ay dogal yoo xam ne dañ ko jël wàcc ko ci ñoom Saliou Sall ñu ne da ngeen war a fay permis de pêche nii da ngeen war a arrêté nappam yaranka bi na ngeen kii te associé wuñ ci woon pêcheurs yi te wolof daf ne ku la gën a jege gën la yeey ki nga xam ne moom mooy dem si géej suba ak ngoon guddi ak bëccëg normalement moo la war a gën a placé pour wax la ne
tel problème laay jànkonteel si géej kon moo gën a placé pour wax ne napp gi fii si yéen Jalaaw yi jafe-jafe ñoo fi am waaye kooku en retour moo war a delluwaat ci moom la ñu war a séentoo mu ne lii laa xalaat ne ay saafara la ci napp gi ci noonu nag la état bi d'accord na kon dina si associer les acteurs de la pêche en les organisant mu organiser leen nag si ay kuréel foofu la avènement CLPA ki ñu commencé nag samp ay pénc ci tefes yi pénc yooyu moom lañ tuddee CLPA. dara def Mour leer na trop parce que tamit bu def dara di ko teg ci loxo askan wi. aussi askan wi ngay waxal foog ñu xam lii xamante ne moom lañ di tegal wala lii xamante ne moom la ñuy teg ci plateau bi. lan la parce que bu ñu nekkee ay mool askan wi di wax ñu indil ñu CLPA. ñoo xamante ne tey jii boo wane CLPA xamuñu ko lan moo tax mu jug xamuñu ko léegi bu ñu toogee di wax ne CLPA te waxuñu lan mooy CLPA bu boobaa. dina xaw a doy wax léegi nag comment maa yore sensibilisation et communication. maa ko waroon wax. maa ko waroon leeral nit ñi. mais dama xam complicité boo xamante ne ñun ñaar yàgg nañ ko liggéey. si CLPA tey jii lu ma mën a wax si CLPA mën nga wax double bi. parce que bari na loo xamante ne bokk nañ ko ay daje. bokk nga aussi si ñi xamante ne bokk bu maîtriser nañu pêche artisanale bi lool ci dëkk bi. am na nag waxtaan woo xamante ne tey foog ñu dëkkal kër ñi xamante ne. ñoom ñooy waa yéen. buñ ne waa yéen mooy Jalaaw. Jalaaw mën nañu wax sax à travers le Sénégal à travers le monde entier. li xamante ne moom la napp gi du dund tey li xamante ne moom la napp gi di souffrir tey li nga xamante ne moom la mool yi di daj yooyu yëpp tey war nañ ko mën a commencer di waxtaanee dès maintenant suñu plateau Jalaaw TV ba ñi xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi. ñi nekk bitim réew ak ñi xamante ne sax sori nañ lool ci àdduna. mën a toog nag jël si xam-xam fii xamante ne foofu la mbir mi nekk comme ni nga ko waxee système top down mooy ñi xamante ne ñooy mool yi ñun ñëw nag ci ñoom approché leen wax leen lan nan ngeen bëgg ñu développé ko pêche artisanale bi bu boobaa nañ ci amay solution léegi mu dañuy ñëw ci li xamante ne rek moom mooy liy gën a am solo tey buñ nee géej rek lu am solo lay doon ren moo gën a am solo ci wàllu géej mooy préparation yi parce que mool buñ nee mool la rek ñu taxaw ne nit ki nag mool la mais du ci kër gi lay doone mool day jóge këram foofu la mool di commencé préparation mool mi xëy sol baasam bu solo yëree géejam rek foofu nag mool commencé na mu dox jëm géej bu yeggee ba ci gaalam ñu ne la sécurité en mer parce que mënuñu wax mool rek tëb rek te waxuñu sécurité en mer parce que fi mu nekk kuy sensibilisation bu mu mën a doon wala information bi mu mën doon sécurité en mer parce que bu ñu duggee ci sécurité en mer am na yu bëree bëri yoo xamante ne ay yu ñu war a waxtaanee d'abord mooy que ni ñu départ mool mi xëy rek jël baasam jël mbàndam teg ci gaalam jël machine am ko ci gaalam te vérifié wul ndax gaal gi am na tambal te vérifié wul ndax gaal gi am na joowu te vérifié wul ndax yor na paaka te vérifié wul ndax yor na allumette vérifié wul ndax yor na asu bu ma nee aliment ndax xam naa ñu bari nañ wax ne aliment lan lay def ci gaal ci tuxul yooyu yëpp muur dafa nekk ci loo xamante ne mool mi buy jógee këram di dem war na bokk ci loo xamante ne daf ko préparé ba pare avant gaal gi di wàcc donc nag ñu vérifier ndax gilet yi mat na parce que tamit actuellement fii jamono toll ak ni temps bi di changer mool yi war nañ xam ne gilet c'est obligatoire donc ñu vérifier yooyu yëpp avant gaal gi di tëmb bu ñu oññeekoo nag ñu ñëw nag waxtaan ci li nga xamante ne mooy tere yi parce que mool bi bu préparé ba dem géej warul nag di dugg ci lu ñuy tere ak lu ñu dul tere donc nag foofu bu ñu respecté la ñuy liggéey je crois que géej gi dana ñoŋ léegi naa la bàyyi yow nga continuer loolu wax si sa xalaat après man muy ñëw bu dee gën a am na loo ma ci posé aussi loo xamante ne xam nga kon ma yeggalee la ko. voilà waaw Saliou wax nga dëgg am na solo trop parce que on a toujours dañuy wax affaire sécurité en mer te baax na ci nag yéen ñi nga xam ne nii yéen a yore affaire communication. ngeen di ci wax lu bari. ndax dañu nekk ci secteur boo xam ne dañuy wax ne c'est un secteur informel. waaye nag état bi depuis des années gis nañ ne mu ngi jóg pour formaliser secteur bi am na ay accessoires de navigation mooy comme yi nga wax ay jumtuwaay yoo xam ne ni moom dañu exiger sax mool bi mu embarqué ka ci gaalam bala moom muy embarqué nappkat bi
parce que câble ci boppam moom la ñu gën a farataal nga dugal ko ci gaal bala ngay dugal benn kii des fois dinaay laaj ay mool di ko laaj ci accessoire de navigation yi may laaj ndax yow am nga ab joo mu ne waaw am nga ab aso mu ne waaw damay dem ba nekk ndax am nga seetu mu ree te xamul ne am na seen appareil yoo xam ne ñu ngi ci kaw waa DPSP la direction de la protection ñu yore mooy ñi ñu wax marine bi yore nañu ay appareil ay yoo xam ne pour ñu localiser géolocaliser gaal bi ci biir géej miroir boobu nekk seetu boobuy nekk ci kii moom la gën a gaaw mën a gaaw a jàpp comme piste boobu ñuy def si gannaaw ci genn gaal bi quoi des fois am na yoo xam ne ni c'est pas à négliger surtout ay gilets de sauvetage gis nga accident yi nekk en mer mais dama bëggoon bu fekkee ne laal nga ci accessoire de navigation yi ba pare parce que la pêche napp gi dafa am loo xam ne moo ko régir muy le code de la pêche code bi muy benn téere bu mag boo xam ne dañ ko xaatim lépp li nga xam ne ni moom mooy ay sart yoo xam ne ni ñun dañu war a sàlloo ak moom ci biir ak ci biti boo déggee ma ne ci biir ak ci biti si mool bi dem géej ba teer mais aussi si site de débarquement yi ak site de transformation yi même engin de pêche yi nga xam ne ni moom la ñuy utiliser à part les accessoires de navigation mbaal yeeg yooyu am na foo xam ne code de la pêche bi dafa woon ne tel mbaal ak tel mbaal ngay utiliser même bu fekkee da nga yóbbu sa mbaal yi ci biir géej aussi wax nañ ne du jën n'importe quel jën ngay jàpp wala boog du jën bi ngay jàpp da nga war a xool taille bi ak qualité bi nga xam ne ni moom lañ la autorisé nga jàpp ko ndax tamit yàgg nañ di wax ne boo demee ci dëkk nga faagaagal gone yi ña fa nekk yëpp di nga toll ay jamono yoo xam ne da ngay bëgg gis mag mu të la te temps yi yëpp yaa ngi dégg suñu mbokk mool yi ñu ngi jooy ñàkk jën bi raréfaction ressource bi mu mel ni kon ñu ngay bëgg a dollu foofu bu ñu demee nag ba ñi nga xam ne ñoo sant Diouf ak ay seen sama kal yi toog une semaine du ñu lekk ceebu jën bu mag ce serait catastrophique crise a ngi bëgg a dugg si géej léegi nag il faut am yoo xam ne nii état bi daf ko def pour ñu sàlloog moom pour ñu am nappin bu sax dàkk moom la ñuy wax pêche durable léegi ma bëggoon nag nga dugg si engin de pêche yi nga xam ne nii moom la ñu autorisé engin de pêche yi ñu autorisé balaa may dem si espèce yi nga xam ne nii moom la mool bi war a jàpp ci biir géej. waaw jërëjëf Mour. ok Mour da nga doon wax léegi ci wàllu li nga xamante ne moom mooy li xamante ne engin de pêche yi xamante ne moom la ñu interdit ci pêche artisanale bi may wax damay jëkki ci nuurkat yi d'abord bu ma laa wax ci espèce bi wala ci maay bi léegi bu ñu nee nuurkat yi nag mooy ñi nga xamante ne ñu ngi plongé si géej di jam jën yi loolu dañ ko interdit ñi nga xamante ne aussi ñu ngi yor ay mine di miine xeer yi dañ ko interdit ñu ñëw nag ci mbaal yi xamante ne parce que bu ñu nee jalaaw ñi si ëpp 95% yi mbaal la ñuy def parce que bu ñu xoolee pesu caas ñangal ak tubaab jalaaw la des te boo demee ñangal sax léegi ñu ngi def ay mbaal parce que ñu ngi say ay mbaalu sayma donc tey dañuy wax ne doole yi yéen ci napp gi caas la ak mbaal léegi nag caas barewul loo xamante ne nit ñi am nañ ci luñ ci interdit mais mbaal laa xamante ne bari na loolu luñ ci interdit muy li nga xamante ne mooy mbaalu diigal mbaal yi xamante ne moom la ñuy seet fanaanal boobu maay bi du bàyyi bu la neex rek nga seet fanaanal parce que dafa am maay boo xamante ne 100 millimètres la war a doon 100 millimètres en maille étiré bu ñu nee maille étiré nag ñu bari duñ ko xam parce que mbaal dafa am maille de côté ak maille étiré bu ñu nee maille étiré mooy nga jël bëtu mbaal bi yépp nga xëcc ko loolu mooy maille étiré maille de côté mooy nga jël diggante pas ak pas donc maille étiré est égal à maille de côté multiplié par 2. Ah d'accord kon maille de côté bi daal mooy xaaju maille étiré. waaw maille de côté bi. mooy xaaju maille étiré. donc bu ñu nee mbaal bi xamante ne moom la ñu war a seet fanaanal ko ci suuf bët bi xamante ne moo ci war a nekk bët bi gën a ndaw mooy 50 millimètres de maille de côté cela veut dire 100 millimètres de maille étiré. étiré da nga koy xëcc da ngay téye pas ba pas. voilà mbaal bi xamante ne mooy mbaalu yorol parce que mbaal bi xamante ne moom ngay seet
ak bi xamante ne da ngay ñëw seet ko bàyyi ko muy yol boobu mooy mbaalu yol boobu 50 millimètres la maille étiré bi cela veut dire 25 millimètres maille de côté boobu la ñu war a jël moom la ñu war a yolole parce que règle yi foog ñu suivre ko parce que buñ ñu joxee ñu ne mbaal mi nii la war a toll ñu dem def lu ñu neex géej gi aussi bu yàqoo ñun ci ñi ko yàq la ñu bokk te ñun dañu war a sàmm li xamante ne moom la ñu moom moo tax ñu tëralal ñu nañu mbaal mi kat nii la war a toll. bëtu mbaal bi nii la war a toll parce que bañ ñu rey jën wu sew bi. tout à fait. dégg nga bu baax li ñuy wax. loolu moo tax ñaare am na mbaal yoo xamante ne duñu ko kii parce que bu ñu nee filet de crevette boo demee côté Sine Saloum. di nga dem dugg ci mangrove bi di nga gis ne ñooñu dañuy def filet de crevette fii xam naa ne sax barewul filet de crevette parce que xamuñu ko mais boo demee foofu di nga gis ay bant yoo xamante ne dañ ko seet ci dex bi bàyyi ko yoo xam ne seen filet yi si lañ koy yeew mais boobu filet de crevette bi bu 24 millimètres la ci maille étiré donc boo jëlee maille de côté bi lan lay doon 12 millimètres. 12 kon cela veut dire bët bu yem lay doon. taxu koo rëy taxu koo sew. bu ñu demee nag ci li xamante ne muy mbaalum laaw nag ñu ngi koy wax mais mbaalum laaw man dama ko ragal wax ci tund wi ñu nekk parce que bokk na ci li xamante ne boo jëlee Cap Manuel ba frontière ba Casamance frontière Sénégal Gambie Cap Manuel laa wax ba frontière Sénégal Gambie dañ ko fi tere. ah bon voilà dañ ko fi tere loolu moom boo demee ci code de la pêche bi da nga gis ne Cap Manuel ba frontière Sénégal Gambie dañ fi tere mbaalum laaw. mais nag mën na am ñu génne wala ñi xamante ne dañu am mbaalum laaw dem mbaali laaw Casamance fañ ko terewul wala mbaalee ko gopp. ñooñu dañ ne 50 millimètres mooy li xamante ne moom lañ leen autorisé en maille étirée cela veut dire 25 millimètres en maille de côté. loolu mooy li xamante ne moom la ñu autorisé si mbaalum laaw li xamante ne nag mooy mbaalu tëmb parce que wax naa fi sànq mbaalu yolol mais yolol bokkul ak tëmb mooy bi xam ne da nga ko seet tàllal ko mu am ay kaabal boobu 60 millimètres la maille étiré bi mais maille de côté bi 30 millimètres donc yooyu dafa am solo trop boo gisee ñu koy lim pour mool yi aussi ñu dimbali ñu parce que man mool la ñu dimbali suñu bopp ci yàqanal suñu géej donc bu ñu respecté yooyu yëpp peut-être xale yu jën yu sew yi li mu kii di wax Chérif Ndione bu tubaab jalaaw ku rey say gone dootoo desee mag voilà parce que di nga bëgg soxle mag dootoo ko am parce que bu dootoo ko gis nee na loolu moom Chérif Ndione laa dégg mu koy wax ci jalaaw bu ñu demee ci tëmb yi ñu jóge foofu ñu dem ci épervier bu ñu ne épervier nag mu xam nga lan mooy épervier waaw dinañ ko def fii ñaare épervier parce que boo demee yéen géej gis naa fa ñuy mbaal sànni loolu mooy épervier donc épervier nag dafa am maay boo xamante ne moom la war a toll mooy boo demee 40 millimètres la nga war a am épervier parce que bët bi warul sew lool mais warul dijji lool 40 millimètres nag en maille étirée bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci fil à tourner moom aussi moom épervier ñoom ñoo war a tolloo parce que fil à tourner maille bi warul rëy lool mais warul sew lool donc maille étirée bi mu ngi war a nekk 40 millimètres maille de côté bi 20 millimètres loolu mooy engins yi xamante ne moom la ñu tere mu concerne ñu ñun ñi xamante ne ñoo féete ci boorum sermi loolu mooy engin de pêche yi xamante ne moom lañ tere léegi nag am na yu bari yoo xamante ne ñu ngi fi mais tey jii waruñu ci mën développer parce que nañu am yeneen émission yoo xamante ne dinañ jël askan wi jox leen lépp léegi muur ma bàyyi la xalaat ci loolu mooy di ci li duuf ci nag yi yëpp xajul ci seen li quoi li si nekk yëpp ci code de la pêche bi da nga ciy jukki rek tuuti ci extrait code de la pêche mais li ñu mën a jàng sa wax daal mooy li nga lim ñii ci ay mbaal yoo xam ne moom la ñu autorisé beneen bu safaanoo ak yi rek code bi daf ko tere te am na ay daan yu mu ko dendee leen aussi parce que xam nga amul benn règle boo xam ne da nga koy jël teg ko nit ñi mën a sàmmoonteeg moom te doo teg ci wetam benn daan am na ay sanctions quand même des sanctions yu ñuy xaar si yoon waaw am na ay sanctions yoo xamante ne ñaari ñu ngi koy xaar parce que tey jii lii xamante ne mooy état bu tegee dara ba ne lii laa teg ñun amuñu droit tege ay daan mais état am na droit tege ay daan état nag moom moo fi teg lii tudd CLPA donc tey jii ñooña ñooy toog
def koo xamante ne def na loo xamante ne waroo koo def am na ay amende. parce que boo demee ci doon na am ci ngàpparu boo fa demee yàqal leen wala ñu xool def nga loo xamante ne waroo ko def wala nga napp foo xam ne waruñu fa napp dañ lay amende ba tey jii mu ngi am ci permis de pêche bi. voilà donc nag nit ñi ñu respecté loolu bu amaan laa dal ci seen kaw léegi ñu continuer ba léegi ni di wax ci espèce bi xamante ne aussi moom waruñu koo napp si loolu aussi dafa concerner mareyeur bi. parce que ensuite dañuy jël jiñ baaramu tuuma kii xamante ne moom mool bi ñëw na mool bi li nga jàpp waroo ko woon jàpp mais bu ko jàppee tey mool bi jàpp tey loo xamante ne tey jii matul jaay yow mareyeur bi nga ne doo ko jënd bu subaa bu ko jàppee du ko teer da koy sànni parce que ñun aussi il faut ñu am complicité boobu entre mareyeur bi ak mool bi. mareyeur bi aussi usine bi war na ko exiger ne que taille bi laa soxla. wala poids bi laa soxla wala poids bi laa soxla. bu yéesee boobu moom du ko jël. bu yéesee boobu du ko jël mais nag loolu. mënuñu ci sori parce que c'est politique benn politique gu extérieur boo xamante ne man xam naa politique boobu parce que. j'ai été marin navigateur. fa ñooñu xam ne si bateau yi laa newoon ñooñu xam ne tey espèce boobu ñoom ñoo ko war a tere ñoom ñoo koy gën a soxla sax parce que am na benn politique boo xamante ne buñ ci yëgsee peut-être dinañ ci wax. kon mooy manque de transparence bi nga wax. voilà am na benn manque de transparence boo xamante ne xam naa ne ci biir émission yi dañu am émission spéciale boo xam ne dinañ ko def ci loolu. mais pour l'instant tey dañuy ñëw rek wax ci li xamante ne moom mooy. jën bi xamante ne mool yi war ñu ko napp mareyeur bi waru ko jënd. bu ko defee def na lu mu warul def. mool bi aussi bu ko defee def na lu mu warul def. mais nag yoon la ñun ñi xamante ne ñoom ñooy ànd ak ñoom di liggéey aussi ñu di leen fàttali rek dinañ taxaw nag fàttali leen ni yabay am na yabay boo xamante ne yabay bu dijji lay doon muy doon yabayu mërëg bi. waaw boo demee côté Ndar Kayaar di ngeen gis ne da am yabay boo xam ne ñu ngi ko tuddee 4 mètres. noonu la tudd 4 mètres parce que yabay bu mërëg la. lu tax 4 mètres 4 mètres moom. yabay bi matul 4 mètres. waaw mais rafetaay gu mu rafet. di jaay gu mu dijji. waaw xam nga rek mool ak mbiram. waaw mu tuddee yabay ba 4 mètres. mu yëkkati ko ba ca 4 mètres. waaw mu yëkkati ko ba ca 4 mètres mais yabay bi aussi dafa am foo xamante ne fa la yem. ci taay bi xamante ne bu ko yeesoo jëm suuf. kenn wartu ko jënd mooy yabay boobu muy 18 centimètres. bu fa weesoo jëm suuf. 18 centimètres la war a commencer jëm kaw pour ki koy jënd war ko mën a jënd. sardine mooy beneen yabay bi xamante ne moom la ñuy wax yabayu rëg-rëg. boo demee am na yabay bu ñu naan yabayu rëg-rëg bokkul ak yabayu 4 mètres. yabay boobu boo xoolee wasintóor yu dijji lay am wala ñaare du am wasintóor. te boo xoolee day am benn trait bu mel ni ko violet ci digg bi boobu mooy yabayu rëg-rëg bi boobu aussi 15 centimètres la war a déparé moins de 15 centimètres nit waru ko jënd ñu dem ci edmalose. edmalose moom boo ko déggee ñu bari tey boo leen doon laaj lan mooy ab edmalose xamuñu ko. mais en wolof mooy ab këba bi te boo nee këba tey lébu yëpp xam nañ ne caalo boo demee côté Gambie ñoom caalo la ñuy wax. mais boo ñëwee suñu côté bi ñu ne këba kooku 18 centimètres jëm kaw mais 18 centimètres bu ko weesoo nit waru ko jënd. am na yabay bi xamante ne nag moo indi problème bi ci Sénégal muy yoos. yoos bi voilà ñëpp dañ ne yoos waruñu kaa napp yoos waruñu kaa napp yoos war nañ koo napp mais nag dañ koy napp ci benn taille. mooy yoos bu matul 10 centimètres nit amul droit teere ko ci benn tefes ba ñu koy jënd. 10 centimètres. 10 centimètres. loolu nag mooy problème mu Sénégal mooy nit ñi dañuy jël rek yoos bi di xëpp rek mais yoos boobu moo war a màggi suba moom moo fi nekk aussi war a indi jën wu mag bi bu ko jën wu mag bi toppee ba dugg ci xeer yi des fa dëkk fa moo tax yoos bi ñu bokk na ci li xamante ne aussi lu ñu war a bàyyi xel la parce que bu weesoo 10 centimètres ñu war ko teere ci tefes. ñi ñaa ngi saax yoos bi. ñu ngi koy saax mais sëñ Saliou bala ngay continuer. am na lu ma la bëgg a laaj parce que man maa ngi yor décret d'application code de la pêche bi. am na foo xam ne ni dafa mel ni contradiction am na fa. ndax dañ ne dañuy tere ku nappam yoos mais si code de la pêche bi am na fu mu autorisé ay saxaar ay bateau yu ñëw di napp yoos napp boobu ñu tuddee ko appât vivant xaw ma ab tos xaw ma. waaye naka la ma ne ñu tere nappam yoos ba ay jamono am ay saxaar yu demandé woon ne dañu bëgg a napp yoos bi wala ñu nappalu yoos bi ndax pour ñu mën ko def ab tos appât vivant
est-ce que du am tuuti contrat jeexi jaaxa. non amut jiixi jaaxa. parce que quai dafa am ay quelques bateaux yoo xamante ne si Sénégal. loolu la ñuy liggéey si seen licence de pêche dafa bokk ci ñu ñëw napp ci yoos booba nag yoosu mepp lay doon. mais nag li ma wax sànq du ñun ñoo xaatim. état moo xaatim. état nag bu xaatimee mooy lii bari na fi mais bu déggee ne yaxal nañ ko ñen ci sàkk tuuti mais du bateau yëpp ñoom ñoo koy napp ensuite bateau yooyee ngay wax muur dëgg mooy li mu lay wax dina am émission boo xamante ne nañ ko def directement ci pêche industrielle. voilà mais bëgguma dugg lii ci industriel bi parce que industriel bi aussi tey bu artisanal bi tëddee di jooy di yàqule industriel bi la. industriel bi la pour ñu am nañ ci wàll non ñoom la am nañ ci wàll. te fii dinaa la fi wax lu bari loo xamante ne bu ñu taxawee émission ngir loola dinaa la ci wax xam nga lu tax ma ne dinaa la ci wax lu bari. man 1999 laa embarqué Sénégal Pêche. di liggéey ak chinois yi. ba 2005 ma jógee fa dem Sokopao donc ba 2005 ba 2011 laa bàyyi navigation. sama coobare bopp kon la fa am ci biir lépp lu fa am xam naa ko donc moo tax ma ne bés bu ñëwee bu ma toogee fii wax leen secret yi xamante ne moom moo am ci pêche industrielle bi dinañ dem ba mu yàgg pêche industrielle pêche artisanale bi dinañu jooy nañ mag seen baaram wécceex parce que lu yàqu si géej gi industriel moo ko yàq léegi Mour ñu continuer. est-ce que waxoo en tant que acteur pêche artisanale comme jamono ji dañ leen mettre en compétition avec la pêche industrielle. non ngir xëccoo yéen jënu kaw ndox damay wax en connaissance de cause. parce que pêche industrielle bi man dama ci doon am xaalis. sama rakk mu ngi ciy liggéey. te sama yeneen rakk ñu ngi ciy liggéey ñaar yëpp bëgguñu benn bu ci dee mais bëgg nañu bu nekk respecté liggéey bi. ku nekk yem fa nga war a yem mais tey jii nii bu ma sañoon parce que industriel bi day dox parce que man am naa rakk joo xam ne moom lay def moom laa doon def parce que arsenal bi aussi bu ma neexoon day continuer di dox parce que ba léegi nii moom lay def donc mettre ma leen en cause mais bëgg nag ñu teg affaire bi ci table moo tax may wax pêcheurs artisanaux yi toog ak industriel yi ñu xool nag naka la ñuy doxale ba ku nekk la nga war a lekk nga lekk ko ci teraanga. voilà léegi ñu continuer bu ñu demee ci li xamante ne mooy chinchard. Chinchard parce que dafa amoon boo demee ci yenn mooy li may wax ci yenn usines yi. dañuy def chinchard pii. te chinchard amul pii. chinchard P. chinchard mooy. jay chinchard mooy kii bi jay. jay waaw ab jay. voilà mais chinchard amul P parce que chinchard PP mooy loolu mooy yàq géej gi li may wax. parce que bu ñu ñëwee indi jay ne la P te pourtant jay bi xamante ne moom moo war a gën a ndaw 18 centimètres la war a doon ñu génn jayu 10 centimètres naan la P ou bien PP loolu warul mën a ne. li yàq géej gi bari na. li nga xamante ne nag mooy macro 18 centimètres la war a doon xam nga bu ñu nee macro aussi mooy. wëyën bi. waaw wëyën bi. 18 centimètres la war a doon. bu weesu bu matul 18 centimètres waruñu ko jënd. parce que dafa nekk ci li tax ñu ciy wax mooy nit ñi ñu respecté ko gis nga Sénégal bu ñu respecté lu ñu am nit gënu leen géej parce que li ñu seq moo tax ñun Mauritanie dañoo seq Guinée seq ñu muy ñaari géej yoo xam ne dañoo am jën ñun amuñu jën yoo xam ne dañ fi dëkk ñun ay transhumants la ñu am day jóge Guinée céréales woon lay jóge jaar Guinée ñëw Sénégal wala mu jóge Mauritanie dugg ci Sénégal mënagul ñàkk jën pour l'instant mais bu ñu ko respecté dana fi yàgg loolu Mauritanie dañoo respecté seen géej Guinée dañoo respecté seen géej kon nag ñun nañu respecté suñu gos moo tax ñu bëgg taille yii ci espèce nit ñi respecté ko les mareyeurs les femmes transformatrices les pêcheurs bu ñu ko defee rek am nañu yaakaar ni géej gi dana ñoŋ te ñun waxuñu lu dul lu ñoŋal géej gi léegi ñu continuer dama tuuti ci yenn espèces yi parce que ci dund gi duñ jël yépp mais lu mel ni sol long lu mel ni sol long dañuy dem rek directement sol long da ngay gis fii ñëw ci balance bi gis benn sol boo xamante ne da lay leer ne matul 20 centimètres bay egg 22 centimètres te pourtant solu 21 centimètres nit waru ko jënd long bu 21 centimètres kenn waru ko jënd sol bi mu ngi war a commencer 22 centimètres jëm kaw dem ba 45 centimètres
mais léegi non da ngay ñëw ci balance bi man fi laa dëkk nga ñëw fekk fi sol boo xamante ne 20 centimètres lay doon bien 18 centimètres kon kan la du mool bi. usine ba la. usine bi. bu usine bi bañoon. waaw mareyeur bi bañ mool bi du ko teere. ouais. donc il faut ñu am organisation ci li xamante ne moom mooy suñu géej ci yaxanal gi am na nag ay mbir yoo xamante ne tey mu ngi fi muy pulpe bi parce que foog ma dugg ci pulpe bi. parce que bëgguma dugg ci détails yu bari. parce que émission yi comme ñu ngi ñëw ci kanam après dinañu woo ñenn ñi xamante ne aussi ñu ngi ci dëkk bi nekk ni bari na ay experts yoo xamante ne en matière de pêche. boo leen gisee boo gisee classe u Saliou gi. mu gaare otoom léegi nii ginnaaw suba mu duggaat ci géej nga naan. waaw voilà mais teewul mool gi moo toll foo xam ne ay intellectuel ñoo ci ne. capitaine u gaal yi fi mu rekk nii da ngay gis bachelier boo xam ne ci baaram la taxaw. parce que lébu du sàcc bu demee ba ñu dem lébu aussi buggul ku ko yab boo demee ba am bac di wër sa liggéey fu nekk nga déposé fa. te sa waajur yi yaakaar ne yow mi yaa war a mën a teral njaboot gi nga xëy yeewu lébu day rus ñetti yoon gisoo leen ñeenti yoon da ngay dugg si gaal yi dem géej moo tax du suñu ñàkk xam-xam moo ñu yóbbu ci géej gi mais peut-être suñu bëgg teral waajur moo ñu yóbbu ci géej gi parce que tamit keneen mën na toog di xaar ay mbokkoom jàppale ko mu dem mu jàngi France mais lébu non xëy yeewu si njaboot gi lébu day rus. manu ko loolu moo tax man la am na bachelier yu bari yoo xam ne tey ñooy capitaine u gaal yi. mu mel ni bailleur ba muy waxee ak état du Sénégal. lii la xalaatoon na ne dinañ egg jamono boo xam ne ni on est obligé ñu appliquer principe bi ñuy wax la cogestion. mooy compagnonnage entre administration des pêches. ak acteurs yi parce que aussi acteur de la pêche léegi bokkul acteur de la pêche jëkk yi dañu bàyyiwul dara. ku mel ni yéen. waaw négligé wu leen dara teg si ak yëpp maîtriser ngeen ko. te aussi yéen am na lu ngeen di réclamer tout le temps. di ngeen di wax ne na bàyyi approche ba woon moom nga wax sànq nga ne la top down. nañ ko bàyyi ci gannaaw ñu appliquer li ñuy wax le bottom up. maanaam ki nga xam ne nii moo ca nekk suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñu associé que. associé que si càmbar bi ngay def nii. code de la pêche gis nga dañu ko bind ba mu jekk mais kan moo ko war a appliquer. ki nekk ci tefes ga acteur de la pêche bi moo ko mën a appliquer léegi l'agent de service de pêche mënul lu dul di ko accompagner rek. mais am na foo xam ne bu ñu fa tolloo yow yaa ko gën a maîtriser léegi sëñ Saliou ma bàyyi parce que am na jawe ma bëggoon naa la poser benn question. sànq ba léegi ay taille ngay wax. mais boo duggee si site de débarquement yi da ngay gis ñu bëgg teg ay balance. mu mel ni kon am na cette espèce yoo xam ne aussi code bi yemul si taille mais defe naa ay poids am na ci am na jën yoo xam ne si poids bi lañ koy xool. voilà waaw am na ci parce que boo demee ci pulpe. pulpe dañ koy xool ci poids. waaw boo demee calamar aussi dañ koy xool ci poids. mais dafa nekk nag lu xaw a compliqué parce que boo demee nga xool pulpe ci poids. xool calamar ci poids. léegi xanaa sa biir xel da la war a mel ni chasse dañ koy xool ci poids. waaw c'est sûr. te pourtant day nekk mbir yoo xamante ne ni lu xaw a yéeme la parce que pulpe bi. pulpe éviscéré mooy bi xamante ne. éviscéré yow. mu tekkil ñu éviscéré. éviscéré mooy bi ñu fulli. voilà pulpe bi ñu fulli ka. boobu mooy pulpe. boobu la ñu wax ne 300 grammes. la war a doon waru koo yées. 3 bi xam ne fulli nañ ko 350 grammes waru koo yées. d'accord. bi ñu fulli ba pare. bu ñu fulli waaw bu ñu fulleegul nag. non éviscéré bi. boobu lañ ne 300 grammes it waru koo yées. bu ñu demee ci calamar. calamar éviscéré. bi xam ne fulli nañ ko. 400 grammes la war a doon. bi xam ne fulleeguñu ko. 450 grammes. 450 waru grammes koo gën a yées. d'accord. bu ñu jógee foofu am na yoo xamante ne mu ngi fi muy yërëda. waaw xam nga boobu ne pulpe ne calamar ba pare indi yërëda ba pare teg centimètre. yërëda bi kenn du ko peese. kenn du ko peese dañ koy natt. taille minimum bi nga war a kii dañ koy natt. dañ koy natt. mais nu ñuy nattee yërëda. ci coque bi. ci ci coque bi. waaw. coque bi 17,5.
ngay natte coque bi. mooy këll bi. mooy këll bi ci ginnaaw. moom ngay tourner yëre bi nga natt ko mooy sum ñu bari ñu ngi jël boo demee ci balance bi dañuy peese sum dañ koy natt. sum si duñ ko pesé. non kenn du ko pesé. te ñun mareyeur yi ñun làggal yi nekk fii danoo pesé. dañ koy natt. sum aussi dañ koy natt kenn du ko pesé parce que fii liñ fi dul pesé muur bari na lool. mais nit ñi bàyyiwuñu ci xel. boo demee langouste bi ci kaw 20 centimètres ba ci catu geen bi 20 centimètres la war doon. am na yéet waaw. yéet ñu bari dañ koy dugal ci balance di ko peese. mais yéet dañ ko war a natt. ñu bari moo tax ma ne am na yoo xamante ne foog aussi ñu xool pour espèce bi ñi xam yéet da ngay teg ci gannaaw yéet bi sa centimètre ngir indi ba fi xor bi jeexee noonu la ñuy nappee yéet. noonu la ñuy nattee yéet donc am na yu bari yoo xamante ne mu ngi fi émission yi nag mu ngi fi préguñu mais yooyu yëpp dinañ leen ko indil. détail par détail mais di xamal ne askan wi rek ñu respecté tey jii émission bi dañ ko def ngir commencer. waaw yaa ngi fi. maa ngi fi. dinañ def ay émissions yoo xamante ne askanu Jalaaw dinañ ci jëfandikoo nañ def émission yoo xamante ne aussi waa Jalaaw dinañ xam ne si seen ay biir nañ nit ñi toogee fépp ci àdduna di wax ci ndox mi ñoom it noo mën nañoo toogee noonu di wax ci ndox mi léegi nag suñu talent yi xamante ne moom la ñu kase te nekk ci biir dëkk bi ñoom ñëpp dinañ leen invité teg leen ci plateau Jalaaw TV ñu wane seen bopp Mour ma bàyyi leen nga def fàttali nit ñi ne kii ñu jàkkaarloo ni tey jii moom mooy Saliou Sall chargé de la communication éducation et sensibilisation commission boobu la ñuy wax IEC si CLPA Yène Jalaaw li muy wax nii émission yëpp moom moo koy planifié mais même présentation émission yi sax moom mooy def réalisation bi Saliou Sall mi bu ñu waxee loolu tamit mën nañoo am yaakaar ne lépp li nga xam ne nii lëndëmoon na wala ñoo amoon si ay jiixi jaaxa ci napp bi napp gu ndaw gi li ñuy tudde napp gu ndaw gi te ñenn ñu bañ sax ne napp mooy napp gu mag gi muy nappum aada ak cosaan lépp loo xam ne bëgg nañ ci lu leer rek Saliou Sall dina ko indi à travers ay thèmes yi nga xam ne ni moom lay proposé responsable yi nga xam ne ñoo nekk si CLPA bi ba fàttali leen ne CLPA ñu fa nekk ñëpp ay conseillers lañ leen di tuddee mais nag toujours kenn ku ci nekk dafa bàyyi xel ne conseiller ay nit conseiller sa askan du da ngay jël ay décision à leur place mais da ngay leen di aider jàppale leen pour ñu jël décision yi nga xam ne ni moo gën mooy li nga xam ne moom moo ñu yóbbee ci une pêche durable mooy nappin bu sax dàkk xam naa ne Saliou day texte yi rafet na Sénégal nag noonu la dañuy bind texte yi rafet yegg mais nag application ba duñ ko jëfe mooy des ma daan sax bëggoon la laaj parce que gis nga boo xoolee le conseil local de pêche artisanale de Yène Jalaaw CLPA sa zone de couverture